principale préoccupation moom rek la ñu war a bàyyi xel moom rek la ñu war a déglu donc et je pense que ne situation bu ñu mën di am bu ñu mën a toll rek nañuy déglu le peuple parce que moo ngi fi ku exister la ci ni ñu koy waxee léegi soo waxee dañ naan la le peuple n'existe pas mais il existe bel et bien mooy ñooñu nga xamante ni xëy na amuñu kàddu kenn du leen dégg te pourtant ñoom rek mooy li Mouhamed Diop commencé léegi introduction am ñooñu rek la ñu war a bàyyi xel ndax ñooñu ñooy lépp conséquence su acte bu ñu posé ñoom ñoo koy ressentir xëy na sax ñi koy posé que ça soit ñi nekk ci kujje gi que ça soit ñi nekk ci nguur gi mën nañoo bañ a yëg les conséquences des actes qu'ils posent waaye ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci kii bi ñoom ñoo koy kii donc encore une fois damay saluer seen sens des responsabilités gërëm leen sant leen bu baax et puis di leen wax ne nii la loolu laa waxoon keroog ñu ni neen la kenn raxuñu mën nañ koy waxtaanee rek ba kenn ku ci nekk gis ci sa bopp te li gën a am solo mooy Sénégal rester et demeurer une promesse de paix comme ni ma koy waxee. jàmm rek moo ñu jig te jàmm rek moom moo fi xaj. c'est clair alors yaa ngi wax tout à l'heure que kenn gañewul kenn pertul ñoom ñu gis ne que accepté nañu dem ak seen liste suppléant waa Benno Bokk Yaakaar également partiellement la seen liste di demee finalement ndax du aubaine pour yéen ki ngeen am le maximum de députés. xam nga ñun gëmuñu cynisme en politique gëmuñu ne politique. Tous les coups sont permis gëmuñu it ne lambi golo la ku jóg daanu gëmuñu it ne koo jekku da nga ko war a tër mooy li ma wax léegi ne ñun ñëpp ñoo ko bokk dafa am ci loo xamante ni su ma sañoon bu ñuy dem élection ci Afrique bu ñuy demati élection ci Afrique dañoo war a fexe ba ñëpp bokk ñi mën a bokk yëpp waxuma ne képp ku jóg rek ne da ngay bokk ci élection déedéet élection dafay am système de filtre mais dafa am ci loo xamante ni xel mënu koo nangu ndax am na ñoo xamante ni boo leen xañee ne duñ bokk ay millions wu sénégalais wala ay milliers sénégalais nga ne yéen kat wuti leen feneen fu ngeen xalaate kii nga xamante ni moom moo amee seen yaakaar moom du mën a bokk loolu moo tax ci taxawaay bi ma am yëpp depuis le début damay wax ne la direction des élections dafa war a am muy conseil constitutionnel muy direction des élections dañoo war a bàyyi di leen dégg rek bu élection jote dañoo war a am gunge boo xamante ni dañ ko war di gunge formation politique yi ci tàggat leen ci xelal leen ci ñu gën a wóolonte ba nga xamante ni yu mel ni dinañ ko mën a dina mën a dañ loolu mooy le premier élément beneen élément bi mooy maanaam ñàkk ñàkk wóoluwante bi nga xamante ni nekk na ci way politique yi ci seen biir ak seen diggante ak administration ma jàpp ne loolu dafa bokk ci li Sénégal li tardel Sénégal mosumaa gis li ci histoire du Sénégal mooy ay ku nekk day dem yendu ci ay liste moroomam di xool ndax mën naa ci génne loo xamante ni dina tax du bokk yéen bu fekkee ne wóolonte wu leen seen biir wóoluwu leen administration mais nan ngeen bëgg a retourner population yi wóolu leen donc démocratie wala république gentleman agreement la mooy dafa am ci loo xam dañ koy d'accord ci rafetalin boo xamante ni war nañ koo ànd bu rafet te loolu mooy li ci jiitu mooy ni ma ko waxee léegi ñu ni neen la kenn raxuñu ñu moytu egg ci xëccoo yóbbuñu ci xen ak bañante boo xamante ni kenn ku ci nekk dootul bëgg a teg boppam bët wala kenn ku ci nekk jàpp ne suba war naa ko faagaagal te foofu nga may brèche ma wax ne am na ci lu ñu gis loo xamante ni tamit ci Sénégal c'est un précédent dangereux te war nañ ci wax ba nga xamante ni foog mu dañ mooy ay détention arbitraire wala arrestation arbitraire mënoo xëy rek daal di jël nit tëj ko ci këram wala tëj ko ci koñam wala jël nit yóbbu ko lu dul da ngaa am ordonnance du juge maanaam il n'y a que le juge moom rek moo mën a wax ne Mouhamed Diop taykat lii la ñu teg ci kawam jëli leen ko indi mandat d'arrêt bu fekkee ne nekku fi wala mandat d'amener bu fekkee ne dafa bañ donc yooyu tamit jàpp naa ne il faut que ñu moytu insécurité juridique yooyu nga xamante ni mën naa dal ci kaw ku nekk te comme niñ koy waxee da nga naan du doon man ba muy tëb dal ci sa kaw donc loolu aussi maa ngi ciy interpeller la responsabilité des autorités la responsabilité de l'État beneen bi aussi ñu xam ne askan ak société ni ñu koy tëggee mooy dafa mel ni ñu ne justice du yëfu waa juge rek du c'est pas les acteurs du secteur de la justice rek ñoo moom justice c'est une affaire de la société école du yëfu waa école rek santé du yëfu waa santé rek dinaa si ñëwaat si biir waxtaan bi ci sunu réew habitude bi ñu am léegi nga xamante ni bu waa santé di xeex dañ leen di bàyyi ñuy xeex dem ba sonn ba tudde seen mbir ànd gësam kenn du leen dégg agriculture bu ñuy xeex kenn du leen dégg bu ñàkkee semence wala ñu ñàkk maanaam bu ñàkkee jiwu wala ñu ñàkk engrais di coow kenn du leen dégg noonu lañ njàng mi dem nañ ba tuddee seen mouvement de contestation la revalorisation de la fonction enseignante te gisuñu mu jaral nit ñi benn xataraayu bi
donc nag loolu man bokk na ci approche bi nga xamante ni dinaa koy indi ci waxtaan bi mooy nañu fexe ba lépp lu xew ci société bi ñu bañ ko bàyyi ak ñooñu parce que bu fekkee ne la case de Birama brûle yow nga ne sama bos lakkagul mag ñi dañ doon wax ne ñax gu wow mën naa lakk sax ñax bu tooy te bu tooy daa jàppoon ne moom du lakk donc encore une fois yooyu yëpp pour revenir à ta question Khadija ñun bu ñu sañoon ñëpp bokk jàpp nañ ne discours bi ñu am sénégalais yi ñoo ngi koy dégg jàpp nañ ne it li ñuy def pour sénégalais yi ñoo tax ñu koy def ak fu ñu mën a nekk ak fu ñu mën a bokk donc kenn bañ a bokk wala keneen bañ a bokk li ñu gëm mooy Sénégal mandat boolewuñu ak moom taxawaay moo ñu boole ak moom bëgg moo ñu boole ak moom nekk sénégalais boo xamante ni jàpp nañ ne tey war nañoo sonn ngir Sénégal moo ñu boole ak Sénégal donc loolu moo tax ñu jàpp ne encore une fois du aubaine comme ni nga koy waxee ndaw ñi ñu àndal on va saisir toutes nos chances ak mag ñi nga xamante ni aussi yéene nañ ñu amee seen kàddu fële ci pencum ndawu réew mi. incha allah Fatou. gis nañu coalition Yewwi Askan Wi sànq Khady mi ngi koy wax ñu sursoir à la manifestation bi ñu waroon amal tey mais naka nga jàngatee doxalinu coalition Yewwi Askan Wi jëm ci marche rassemblement ba ci concert au casserole bi nga xam ne c'est la deuxième phase ak ndax waxtu wi ñu toll combat yu mel noonu ci processus bi fi mu toll war nañu ko amal fii ci Sénégal. am nga Sidi Lamine Niass yàlla na ko suñu borom dolli yërmande daf doon wax lu am solo. daf doon wax ne nit ñi nañ leen di bàyyi ñuy wax seen xalaat ndax suñu leen teree ñu wax seen xalaat mën nañoo jëf seen xalaat te su boobaa day gën a métti suñ ko waxul dañ koy jëf donc loolu moo tax bu ñuy wax liberté d'expression sunu borom moom moo ñu ko njëkk a jox moo ñu njëkk a jox liberté waxuma la sax d'expression mais la liberté de croire et de ne pas croire donc xam nga loolu moo gën a kawe nit ñi wax seen ressenti wax li ñu xalaat ñu war a am ay jotaay yoo xamante ni il faut que ñu dellu si ci mooy li war a république am xam nga la politique sax dañ ko inventé pour xeex violence la politique dañ ko inventé société humaine daf ko inventé pour xeex violence bi politique amee rek la violence war a dàqu mais nag sous toutes ses formes violence dafa bëri ay formes dafa am une violence physique moom la ñuy mujjee gis mooy nit ki egg ci nit ki dafa am une violence morale te boobu it gis nañ ko ci espace bi dafa am une violence symbolique dafa am sax une violence psychologique mooy bi nga xamante ni léegi ñoo ngi koy tàmbalee gis mooy ma wuuteeg Fatou Abdou ne dinaa ko xor ñoññal wala ma xoqatal ko ba dootul am fitu wax li mu xalaat loolu moo tax ma jàpp ne rassemblement yi am na solo war nañu continuer di xalaat ci nan la ñuy def ba nit ñi li ma gënal sax mooy ñu fexe am ay mécanismes yoo xamante ni nit ñi dinañuy am mécanisme de prévention ak de résolution des conflits ba nga xamante ni du ñu egg ci cëppaandaw bi maanaam fi nga xamante ni point de non retour lay nekk donc sunu société war na def ay jéego yu mag ba nga xamante ni ñii nga xamante ni dañuy dem ba bàyyi ba artu jot te mënoon nañu àtte balaa ñuy artu ñu mënoon nañu artu avant ñuy àtte ñu fexe ba am ay kuréel yoo xamante ni dinañuy am solo ci di artu bu baax donc rassemblement yi effectivement jàpp naa ne mënoon nañ ci bañ a egg su fekkoon ne li ma njëkk a wax ci sama prise de parole def nañu ko mooy encore une fois la direction des élections liggéey bi mu war a def ci gunge mu def ko le conseil constitutionnel aussi ñu bàyyi di ko dégg rek ci wàllu élection parce que ñooñu ñëpp ña fa nekk dañ fay nekk 12 mois sur 12 365 jours askanu Sénégal di leen fay ngir ñuy taxawu Sénégal mais mënoo rek bu fekkee ne élection jot na ci lañ lay dégg ba pare ñu dem ba am benn rupture de confiance boo xamante ni am na moo tax ñun dañuy proposer une haute autorité de la démocratie boo xamante ni ay nit yu indépendante lañ fay teg yoo xamante ni dinañu mën a saytu lii nga xamante ni mooy coow ci wàllu élection ci Sénégal ba nga xam dinañ ko mën a régler définitivement ba nga xamante ni fantasiro bi dootul am rayante bi dootul am vote diwante bi aussi dootul am loolu moo tax man aussi damay réitérer ne dafa am une régression démocratique mooy Macky Sall amuloon droit dellu si ci loo xamante ni acquis démocratique la woon par rapport ak président Abdoulaye Wade bi ñu toll ci 2011 mooy mu jël élection yi ci Ousmane Ngom jox ko Cheikh Gueye